lu dul dimbale ñu ñëwuñ fa dara pour harass kenn ñëwuñ pour xuloo nit ñi ñëwuñ pour dóor kenn ñëwuñ pour rusloo kenn dañ faa ñëw pour def gis ne everything dafa nekk lu correct because comme ni ma ko waxee jigéen ñi suñu affaire ñun yëpp jigéen lañ dañ bari problème damaa ñëw nekka number 100 suma institution ma ñëw ne man number 5 laay nekka ñëw puus ña nekka number 5 taxaw man maa jógee béréb sangam dafa difficult nañ dem ñu teel a dem ñu register Women's Bureau fa la ñu register yee ne suma institution bi dañ bëgg a maaj ñun nangami nit la affaire yi kaala bi tam suñ toogee bañ ne gannaaw ëllëg la mbir mi yow nga ñëw ne da nga bëgg a 50 wala da nga bëgg a 100 dafa métti nañ dem léegi ñu bukk man de suma institution 30 laa bëgg a ñii ne 25 ñii ne 50 ñu mun ko defar on time waaye soo xaaree ba nga xam ne next week la ñëpp ñëwandoor itamit dafa nekk lu métti du easy pour ñun leneen li ma ci bëgg a yokkatam mooy dañ dee gis su suñ celebration yi xewee amee nii su speech yi si jotee pour nit ñi di wax ku nekk génn dem sa yoon te loolu dama fonda nekkul yar ak teggin parce que ñu ngi séntu suñ first lady nga xam ne moom mooy yaayi réew mi High Excellency madame Zeynab Yaya Jammeh moom mooy suñ chief patron pour bés boobu te dina fa nekk te ngir yàlla gan yi tamit nañ fa nekk parce que gan yi ñi ma la wax ne ñu ngi jógee seen dëkk yi ñi ay ministre lañ te ñu ngi ànd ak seen délégation te gan gi kat mun loo ko aayee dara mënu nga ko aayee lu nekk ba mu des xool ak déglu su ko defee ñu bàyyi suñu xel si loolu ñu jox suñ kilifa yi respect su ñoo wax sabar yëpp nañ ne teg nañ ñëpp toog ñu déglu bi kon lim ñoo wax lu ñoo jëriñ la du caagee dafa ñu taxaw rek pour mu wax noonu pour wax waaye li moo wax foofu noonu bis boobu dafa nekk lu am njëriñ vice président dafa nekk ministre yi dafa nekk moo tax ñu bugga ku nekk taxaw o nga toog nga déglu li moo wax waaye mu commencé wax ñeneen ñi di dem wala ñeneen ñaa ngi waxtaan fale loolu tamit du respect ñu xam ne su bés boobu noonu du ñun rek a faa nekk jigéen ñi nag man xam naa ne ñoom fa woon rek ñoom jigéeni Gambia moom ñoom fañ nekkoon ñu ngi fa rek te mun nañ gan surtout gars yi West Coast ñu mun a tarangal gan lañ xam nañ ne bés boobu West Coast nañ def luñ mun te fi mu nekk nii sax dañ am kontaante ñun jigéen yi Gambia parce que fi mu nekk gouverneur West Coast jigéen lañ ko jox démba rek Aji Sifay Aidara moom mooy gouverneur bi xam nga loolu dafa mel ni yokkute la président Jammeh nag desal lu ñu dara jox nañu vice président ñaata at mu ngi fi kaar ministre yaa ngi fi judges yaa ngi fi magistrate yaa ngi fi general yi army yaa ngi fi xam nga foo dem rek kii defal nañu bañ gis ko am nañ alkaali yu jigéen yi ambassadeur yu jigéen yi du jeex démb na mu indi ñu bu ees boo xam ne mosuta am ci réew mi boobu history la mooy gouverneur bu jigéen te West Coast fa ñoo defee ji programme bi foofu la dem daanu kon président Jammeh ñu ngi ko wax jërëjëf ci turi jigéen ñi soo demee si rural area bi jigéen ñaa fa génn ñu ngi béy ñu ngi def lu nekk ñu moom daf de taxaw di wax ne jigéen ñi dafa am yaakaar si jigéen ñun jigéen ñi tamit ñu ngi koo yégal ne ñun tamit bilaay du ñu gën a gore ñun tam fa woon rek fa na woon rek nañ ko def dem baax ñuy gërëm ñëpp tam jërëjëf anti Fatoumata Jah wax ji rafet na fi mu nekk dañoo delluwaat si Deputy Women's Bureau Director we just want you to throw more light on the conference. The conference would be held from the 29th to the 30th of May at the Paradise Suite. This has been confirmed. And we're expecting delegates from the diaspora, in the sub-region rather. Nigeria, Senegal, Ivory Coast, Turkey, the international organizations, women organizations, UNECA, AU Gender Directorate, UN Women, and of course from sister countries like the Senegalese government, Minister of Women's Affairs. And with regards to the conference, it's not going to be that all women would have to be there. We're going to have representatives of the women organizations. For instance, probably a representative or two from each organization to partake in the conference, because it's not all women that are literate, and the medium of communication would have to be in English and of course French, given that the sub-region we also have French-speaking countries.
where international delegates will be coming from. And we're going to have representatives invitees from the ministries, government ministries, and local NGOs, the private sector, civil society organizations, and the like. Of course, the UN agencies who are who are also key partners to the Ministry of Women's Affairs. With regards to the protocol, given the fact that we're going to have delegates from the sub-region, protocols have been arranged for the relevant delegates, and of course security. The security are on full gears in preparation of the event, and accommodation has also been looked at to provide accommodation facilities for the delegates. That is both for the international delegates and local delegates that are coming from the regions. The local delegates would be hosted by West Coast, and as Aja Usman has said, they're already prepared for them. So I think everything is sorted now. Yeah, exactly. Well, thank you. In addition to that, there would be handing over equipment to women, to villages that are qualified. There is a criteria set, and those villages that are qualified, the districts, would be receiving mailing machines to that effect to support them. Also, there would be a fundraising show organized, the proceeds of which would have to be given to the West Coast region. Basically, where is the fundraising going to be held? It's at Bikama SSP, SSP ground, the venue for the March Pass, and Jaliba Kuyata and some of our local artists would be there to do the fundraising show. Well, thank you so much. I guess that's all that we had time for. Thank you so much for being here with us. Loolu lañ leen amaloon yéen ñi nga xam ne yéen doon seetaan day ngeen kaddu yi nga xam ne ñoom lañ fi sànni si li nga xam ne mooy International Women's Day celebration bi ñoo am this month. Dinañ am conference, dinañ am li nga xam ne mooy traditional march pass bi yëpp pour jigéen ñi, waaye su dee dafa am lenn loo xam ne rek nga ngeen ko cee sànni lu ndaw rek balaa ñoo tëj. xanaa rek ñu wax ne lan la ñoo expect. This is not the first. This is not the first. This is the first but not the last panel. nga gis ne fan yi ñëw yëpp nañ bëgg pour di ñëw fii nii bi ko nañ waxa suñu mbokki poli tamit xam nga